salaamaaleykum li gën a fi bopp xibaar yi kenn ko faatoog ñeent ñam ay gaañu ci dal bu daanu ci diwaanu Pikine jamono joojee ay ndongo nekk ci grève ndax seen dalum taax mu màgget proviseur ba nii du leen génne wala mu tëj saal yi fii ak amu ci autorisation sëg yi ci Pikine nañu koy sullee metti na askan wa daañu def manifestation bras de fer diggante élèves maîtres yi ak ministère de l'éducation nationale ginnaaw bi dem Cour suprême joxe dëgg des na ko jagleel pàcc ci xibaar yi sport football Sénégal Nigéria demi-finale ci CAN U23 bi am fi ci Sénégal mi ngi moo koy faram fàcce yéen kay lañ koy ndax Québec El Hadj Ahmed Aïdara am taax mu daanu ci fi nga xam ne moo di Dalifort sabab na taax moomee wala dal boobee daanu ca taax ma am kenn ku ci faatu ki faatu benn bébé la ak ñeent ñu am yi gaañu te ñoo ñaami gaañu bokk na ci papa ak yaayu xale boobee nga xam ni faatu na ci boobule dal daanu foofule mu ngi nekkoon ci benn pièce boo xam ni xëy na état ba xawoon na doy waar lool dëkk ba itam taxul woon mu jàkk moo daal di màbb ci seen kaw ba xale boobee daal di ciy faatu ma nga am ca Dalifort ca Pikine la ñuy des ak ñi fay sulli ay néew nañu koy defee jéggi na dayoo ci ñàkk kersa ba tax askan wa mënatuñ ko supporter démb ci mujjee que néew yu ñu fa sulli ki fay yëpp demoon nañu fa démb am xememte fu jëli matuwaay miire sëg ya def fay lamp yokk gardien ya waaye teewul askan wi daañu def manifestation Younous Sabalde diggante découverte yu doy waar ak it sulli néew ñi denc ci sëkk yu Pikine de reposé wuñu comme ni mu ko waree ñetti weer ngi nii saa su nekk mbir yu doy waar am ci bërëb bu sellu googee moonte de waa ji ñu teg loxo te ñu njort nii rek bokk na ci ñuy sulli néew yi ci sëkk yu Pikine de am na lu toll ci juróomi fukki at mu nekk nit ku tuuti te yemamaay moom fossoyeur bi di Sayer Ñing bañu sukkandiku ci kàddu yu wóor def ci armeel yu Pikine lu toll ci fukki at ak ñeent police mu ngi koy teg loxo aljuma bi ñu génn ginnaaw profanation yu mujj yu am ci bërëb waaye moom présumé bi ak it alkaati yi delluwaat ci cimetière bu Pikine ni ki démb ci ngoon ngir amal lu ñuy wax reconstitution des faits wante nag yëf yi yombuloon dara ci policier yi nde moom Sayer ñetti bàmmeel rek la leen woon nangu leen wax ñeenteelu bàmmeel bi ban côté la nekk ci cimetière bi ndax waa ji daa am ñu muy protéger ñan ñoo nekk ci ginnaaw jëfin gu ñaaw googi di ay laaj yu samp jamono ji fii ci Pikine lu am ba des tey jii nii lañ ko war a defeere laata ñu koy placé sous mandat de dépôt Pikine Younous Sabalde Zik FM. Younous maa ngi lay jaajëfal élèves maîtres yi nga xam ni dañu annulé woon seen concours bi ñu defoon ndax ay fraude yu ñu ci nemmeeku woon ginnaaw bi ñu yóbboo wax ci kanamu yoon ba Cour suprême jox leen dëgg démb ci seen jàkkaarloog way taskatu xibaar yi tey jii la ñu gën a yëkkati seen kàddu la ñu bëgg mooy ñu dugal leen ci fonction publique comme ni mu nekkee seeni ay droit Alassane Balde kaddu yi nga xamante ni ñenn ci ay ndawal assemblée nationale daal nañ ko yëkkati di jàppale ki nga xamante ni mooy ministre de l'éducation nag ñi nga xamee ni mooy élève maître nag ñaawlu nañ ko ba fu mu mën a yem ci seen janook taskatu xibaar yi ca makkaanu SAEMS CUSEMS ci baatu seen avocat jàpp nag lu nu mel violation la lu jëm ci constitution bi maître Alioune Sow. bu ñu amee décision bu toll ni est-ce que jaadu na ay député assemblée nationale ñi nga xam ne ni ñoom ñoo war a woote civisme ñoo war a woote état de droit ñooñu taxaw ne ministre yow dañ lay supporter ci bañ décision Cour suprême loolu nag doy na waar lool loolu dama ne jot nañu wax. élèves maîtres yi daal di xam ne ni bu dee tricheur am na daal di xool li nga xam ne ni mooy entourage am Mamadou Dia di seen coordonnateur. kër boo ci nekkee te xamoo ban peinture lañ ko peinture da ngay kilifa ga da ngaa war a toog dafa laaj dégg-dégg ñoom dañuy toroxal dañoo saaga suñu waajur tuddee leen ay sàcc ay fraudeur ay tricheur. seen avocat sax daal di sàkku rek ki nga xamante ni mooy ministre bi mu daal di tekki ndombol tànkam gannaaw bu nga xamee ni moom daan nañ ñàkk bile procès. li baax ci réew état de droit réew bu méngoog yoon mooy ministre bi mënatul yor dossier bi ministère la nekk mënatul yor ministère bi dafa jot ñu désaisir ko. ndongo yooyu lay daal di xam ne ni ki tey nag weesu nañu di wax ci mbir mi ndax jàpp nañ nag dafa jot ñu daal di rek doxal droit gannaaw bu nga xamee ni yoon ñoom la daal di jox dëgg ci kanamu jëriñ li ñu dénk wàllu njàng mi Fadou Abildes Alassane Balde Zik FM. Alassane ñu ngi lay jaajëfal ndaje ma occasion la ci Mamadou Lamine Dianté mu dénoncé circulaire ministère bi boole itam ñaawlu ay kaddu yu mel ni yu luy ñàkkal fayda jàngalekat ak seen niveau ñu déglu Mamadou Lamine Dianté.
boobu nag mooy njëkk yëkkati jaamaarloo ci biir école bi parce que liñ ci namm ñun duñ ko nangu te duñu bàyyi kenn également di ko nangu ci biir système éducatif dafa ne ci circulaire bi tant que li mu classe bi paasewul foofu bu kenn scindé classe bi en deux. Cela veut dire que bu dee CI la boo recruter ba 60 élèves matul 80 da ngay jël CI boobu boole ko CP mu nekk classe multigrade te affecté ci benn enseignant kenn du nangu élèves yi toog à 4 par table banc du ci qualité du ci performance système éducatif bi. mi kàddu yi bàyyi ko ci Mamadou Lamine Dianté. ba tey ci wàllu xibaar bras de fer bi dox diggante Mamadou Goudiaby nekk syndicaliste ak délégué de personnel Dakar Dem Dikk ak directeur société ba maître Moussa Diop diggante baa ngi gën a xajam ñoom ñaar ñëpp déglu nañu leen lu toll ci ñeenti waxtu ci wàll bu nekk ngir kenn ku nekk défendre ay argument am ci kanamu inspection du travail nga xam ni foofee la wax ji mujj teexe ji leneen ci wàllu xibaar benn taxawaay bu am solo boo xamante ni bi xëy na or des na ko mën a sulli ci Sénégal fii ak lu dootul yàgg ci atum 2016 ministre bi wax lu jëm ci wàllu industrie ak mine moo ko xamle am na ay négociation yu avancé lool yoo xamante ni bii jamono ji tembe am nañ ci ay jéego yu am nañ ci yaakaar ci ni xëy na lu am solo ci wàllu or di quantité mun na bàyyeeko ci suufu Sénégal loolee nañ ci teewlu kaddu yi bàyyeeko ci ministre bi ci boppam Aly Ngouille Ndiaye. suñu or lam daan produire wàññeeku bu baax loolee andi lool ak jaaxle ki député yi di wane seen njaqare ci entreprise yu bëri yu yëngu ci wàllu tissu daal di tëj bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ju ñu dénk wàllu budget bi nag ay financement yu am solo prévoir nañ ko ci atum 2016 bi ngir suqal yenn entreprise yu nekk ci ay jafe-jafe ci loolee sax Birima Mangara yokku ci ni suñu or pare na ngir wane la mu mënoon. La relance de la filière arachidière pour permettre à suñu or de redémarrer toutes ces unités de structuration. yeneen i problème yu député yi soulevé bokk na ci exonération yu am ci fiscalité bi rawatina yenn contrat yi ñuy signé yu jëm ci wàllu mine yi te askan wa dëkk ci yooyu population duñu ca jariñu loolee nag Aly Ngouille Ndiaye di dalal xel yi ndax gis na ni code minier bu bees bii ñuy waaj a taxawal bu ñëwee rek ñu xam ne lépp dëgg la. Nous avons déjà en 2013 ouvert des négociations avec Sabodala. ñu nemmeeku itam ay jafe-jafe yu am ci sous-secteur industriel mu mel ni ay saafara am na ndax lu tolloo ko 500 unités de transformation daañu ko lancé ci Sénégal gi yëpp bu ñu sukkandikoo ci ministre bi. ku ci am dossier direction des PMI la booleeg moom am na benn bureau d'étude bu koy accompagner donc ku ci am unité wala nga bëgg a defar lu mel noonu da nga koy ñu approché. ay études yu jëm ci financement wu phase u projet parc industriel bu Diamniadio door na bu ñu sukkandikoo ci Aly Ngouille Ndiaye moom sax muy leeral ni loolee moo waral budget bi wàññeeku lool ci lu tollook fukki milliards ak ñaar di budget boo xamante ni nag ci assemblée nationale député yëpp ñoo ko voté ndoo. maa ngi lay jaajëfal Ndeye Diagne Ndao mi ñu fekkaloon boobule votu ministère bi wax wàllu industrie lu mooy loolu itam ki nga xam ni mooy ministre de l'intérieur jiitoon na ko moom itam mu daal di amal foofee vote budget moom itam ak yokkute lañu ci nemmeeku waaye li ci lëndëm di ba léegi xamaguñu date bi ñuy def élection référendum yi. vote budget yooyu ci assemblée nationale occasion la ci suñu reporter Abdou Aziz Sow mu sampaane laaj bi ci kanamu honorable député njiital bis du ñàkk Serigne Mansour Sy ci lan mooy xalaatam ci gouvernement bi dogal bi mu jël ci di orienté imam yi ci seen xutba loolee du mooy solution ci jamono ji tembe ndax amul benn état bu am kantan wala man-man di orienté wala di wax imam ci ban sujet ak ban thème lay defee xutbaam jaaduwul nañ déglu Serigne Mansour Sy Djamil. L'État n'a pas le droit de dire à l'imam ce qu'il doit dire. nguur gi amul rek di dikti imam yi lu ñu war a wax ci seen xutba ni ko ab député waxee ngir ñuy saytu xutba imam yi loolee mënul nekk xel xalaatu ko imam yi war nañoo amal seen xutba te exécutif yoonam bañ ci ne loolu moom bu ko kenn xalaat ndax li important du imam bi message bi muy joxe bi la ñu ni mel nag nekk na li nga xamante ne population yi seen bopp sax duñu ko nangu muy it proposition di nguur gi warul nangu. Imam qui passe à côté mais quand même l'écrasante majorité des imams donc c'est une question sans fin le gouvernement ne doit même pas l'accepter. ni kaddu yi bàyyi ko ci Serigne Mansour Sy Pikine élèves yi fa nekk banque seen loxo lu toll ci ñaari fan sabab bi mooy ñaari dal ci seen classe yi ñuy jàngee dafa màgget ba saa su nekk mun naa màbb ci seen kaw lu may loolu itam benn pàcc ci mur école ba dafa daanu waaye seen manifestation yooyee ñu amal boole ci bëgg a def doxu ñaxtu itam bu fekkee kenn saafarawu seen kàddu jàmbat taxul proviseur ba dellu gannaaw ci kàddoom amul ndigal ci tëj yooyu lay salle de classe nanga ko baka yokku
élèves yu lycée bu Pikine ci tiitaange bu jéggi dayool ni jàngee pàccub mur bi wërale école ba moo daanu waral ba ñaari salle de classe yi boo moyuwul mën nañoo màbb saa su ne élèves yi xàppate ñaari fan ne duñu jàng ngir yëglu Ali Diagne moo yoroon seen kàddu. danoo tiit parce que ni tamit boo jàngee foo xam ne insécurité la doo mun a jàng fii nii dañuy ragal affaire bi daanu seen kaw à tout moment duñu bàyyi problème boobu taal yi risque d'effondrement nu isolé ko en attendant parce que tamit ay bakkan nit dafa fort. lu mooy loolu lycée bu Pikine daanaka dara amu fa bu ñu sukkandikoo ba tey ci ndongo ya fay jàngee. lycée moderne lañ bëgg ñun bu am salle informatique bu am bibliothèque bu am laboratoire pour les élèves scientifiques terrain de sport amuñu ko système bi lañ ko bokkal jusqu'à présent commencé buñ def économie. ci lu jëm ci ñaari salle de classe yooyu mën a màbb saa su ne waa lycée bu Pikine ne dàq ñoo amal doxum ñaxtu ba ñëpp dégg leen. 8 jours lañ leen may instant bii nii pas de réaction on passe à la vitesse supérieure def marche jubali préfecture bu Pikine Guédiawaye duñu jàng. ci assemblée générale buñ fa doon amal ndongay di fàttali maire bu Guédiawaye ay diggéem. chaque année ñoom dañ fiy def trace ñëw demaat ñun soxlatuñu loolu dañoo bëgg loo xam ne dañ koy gis ay parole doyatuñu réflexion école bi lañ bëgg. ginnaaw bi ñu ko laajee ci lu jëm ci ñaari salle de classe yooyee proviseur bu lycée bu Pikine mi nga xam ne bëggul woon ñu enregistré ko ne waa direction protection civile yi fa ñëw ba gisal seen bopp li ñu gis mooy ne lu fa wóorul amu fa moom proviseur bi ne day xaar ñu jox ko ndigal ngir door a am sañ-sañu tëj ñaari salle de classe yooyee nang ko baka yoko Pikine Zik FM. maa ngi lay jaajëfal Nanko Bakayoko Kolda itam lu toll ci ñetti fan a ngi nii ñuy dund ci ay jafe-jafe yu ndox xamuñu fu ñu koy jëlee dem nañu sax ba yegg ci teen yi ñu abandonné woon mu ni moom la ñuy mujj dem di rooti ji te bari na ay risques yoo xam ne mun na ci am Pape Kadiali Badji. ñetti fan sans ndox loolee la askanu capital Fuladu di dundee. waxuñu lu ñu sang waxuñu lu waaye lu naan moo ñu jaaxal amuñu ndox. da ngay xel robinet bi doo gis dara. daanaka ci Kolda commune robinet yi génnewuñu benn pepp ndox situation bi ni mel naqari lool askanu Kolida do. amuñu ndox sax bu ñuy tàngalee seen doom yi pour ñu ndekki. am na ñoom seen jëkkër yi noonu la ñu xëyee sanguñu. sonn nañu taay nañu. nañu dimbal ndox mooy nit. da ngay wàcc ngoon nga bëgg a sangu problème la. bëgg a naan sa ataaya problème la waxatuma la sax raxas boo la toog. li ni mel la ñu nemmeeku ci restaurant yi ndaxte foofu raxas ndab doon na lu jafe lool. biir garab para la ñu rootee ndox ñu ngi ni amuñu nu ñu raxasee suñu paan yi ndab yi ñu ngi fi mënuñu fobeer mënuñu def dara mënuñu liggéey.